ay recrute ba ñuy def ay recrute sama xarit boobu ñëw waxtaan ceeg man wax ndax boobu temps mi ngi tombé noonu Ablaye Wade boobu ñu ngi doon gis ni jamono jooju courant yi Sénégal dafa coupure yi dañu bari woon loolu sax coupure yi bari woon loolu bañ demoon sax bay xalaat ni lii sax est-ce que du sabotage ndax boobu paa bi dafa mel ni moom ci wàllu boppam dafa demoon ba amatul woon confiance ci kenn mu mel ni dañoo gisoon ni lépp daf ko jëloon dajale woon ko ci doomam ba taxoon na ñu gisoon yenn jafe-jafe yi doon dal ci kawam ba tax na ñoom nag ñu créé woon mouvement boobu mouvement bi ñu koy créé ñoom au début di sensibiliser man damay wax li ma ci féete at man fi ma ca gisee at la ma ca gisee yàlla jox na ma ci dëgg te lu ñu gën a dem dëgg gi di gën a leer bi nga xamante ne ñoom ñëw nañ benn instant sama xarit boobu jaaree ko ci moom parce que moom lañ defoon responsable au niveau de Mbour fii ñun ñu nekk ñuy recruter di xool gars yi di sensibiliser pour ñu ñëw fekk si leen ci mouvement Y'en a marre man yàlla dafa def bañ ne Y'en a marre man dama ne duma ci bokk sama xarit bi mu waxee rek dama ko ne man duma bokk ci Y'en a marre mu ne ma yow xanaa yow combat bii nga xamante ne maanaam yow bu fekkee ni yow sa réew ak situation yi mu nekk nii ay jeunes engagé wu pour porter benn combat pour génnee sa réew ci situation bi nekk yow nga ne yow da nga di koo xamante ni tu as l'esprit révolutionnaire maanaam révolution moom mooy taxale dëgg ak fen fi ñu ci féetee ma ne ko man Y'en a marre ni ma ko philosophé mooy y'a plus Dieu mooy yàlla amatul te man du ma nangu dara di ma yóbbu dos au mur nit du ma fa yóbbu ndax man dama ko philosophé ne Abdoulaye Wade ak nu situation yi mën a demee man damay problématique bi du ma ko indi moom teg ko au devant damay xool source profonde bi fan la nekk ndax nit bu gëmee yàlla day am vision ak raisonnement bu muy am ba tax na ma ne ko man mënuma cee bokk ndax man dama gëm ni yàlla laa yaakaar du ñoom ñii laa yaakaar léegi mu ne man noo mu théoriser ma ne ko man li tax ma ne la man esprit bi du esprit boo xamante ne pour man participatif esprit boo xamante ne day participer ñun waruñu féetewoo chaque fois ci ni dañuy kaas te duñu indi solution te boobu bi ma koy wax dëgg la wax li fi nekk loolu dëgg la moom mooy li nga xamante ne mooy war képp kuy dund dëgg waaye li taxoon ma wax ko man dafa amoon ay jeexital yoo xamante ne moo ma yóbbu woon ma positionné woon noonu te yàlla jox na ma ci dëgg muy mouvement boo xamante ne bañ demee ba ci biir kii ñuy wax Kémi Séba moo njëkk dénoncé seen ay financement fi nu jógee te li ma leen di wax seetlu leen ko amul lu gën a important ci kaw suuf luñ fi mën a défendre lu raw moo xam croyance musulmane wala une croyance chrétienne ñaata yoon ngeen fi dégg ku tedd ki sallallahu taala alayhi wa sallam yonente bi ñu koy ŋàññ yu fës musoo leen gis ñoom ñu taxaw ci fësal si am ci position musta am doo leen ko mës a gis ñaata yoon ngeen fi gis mbirum homosexualité ñu ko fiy wax di ko maanaam mu mel ni loo xamante ne ci réew mi sax dañoo gis ni maanaam fi mu toll ni dañuy wax rek waaye mi ngi suñu biir constitution ndax constitution Sénégal bu ñu demee bay wax ministre des genre moom fu mu nekk rek yàlla ñaar la sàkk góor la sàkk ak jigéen loolu mi ngi ci biir constitution Sénégal ndax li ñuy àttewoo muy la constitution lay mosoo leen dégg ñu wax ci sujet yooyu léegi nag li tax nag tey problème bii nga xamante ne mooy feebar bii nga xam moo lëmbee àdduna ak yaakaar naa ni bi nga xamante ne feebar bee ngi jóg ca njalbeen ba yaakaar naa ne njàkkare gu rëy africain yi amoon nañ ko ndax ñoom seen calcul ak la ñu xalaatoon la ci Afrique di féetewoo sunu borom daf leen wax déedéet boo leen di programmer man seen borom maa ngi programmer ndax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam sunu borom daf ko wax ne ko ñoom ñi ngi comploter guddi ak suba ak ngoon ànd ak iblis di lal seen ay pexe waaye ñoom xamuñu ni bi ñuy comploter man seen borom man maa ngi taxaw teew waaye la ñuy comploter na nga dalal sa xel te xam ne du mës a sotti te itam yonente bi mu demee rañaan ba suñu borom jaarale ko pour certifier ko ne ko dalalal sa xel ak loo leen doon minorité ak li nga xamante ne maanaam kàddu gi ma la jox jël la féete la ci kaw lépp
bu fekkee ni ñoom dañoo am ab jay gu toll ndax yonente bi dafa mës a toog ci biir xolam mu xool ñi nga xamante ne mooy noon yi maanaam jay gi ñu am ak pouvoir yi ñu am ak nu ñu amee am te moom mu xool ndeysaan gaam yi ñi ko wër maanaam nu ñu néewee doole mu am ab njàqare ak naqarlu lu mu naqarlu ci biir xolam waxu ko sunu borom ba mu koy yéegal ca rañaan ba da ko bëggoon certifié xamal ko ne ko dalalal sa xel bu baax wan ko ne ko nguur amul ci kaw suuf si lii nga xamante ne la ñuy wax laa jox buur yi du dara ab des la ndax nguur dëggantaan ba mu jàllee premier asamaan rek ba boo jëlee suñu àdduna bi sànni ko foofu suñu àdduna bi dafay doon loo xamante ne dafay insignifiant foofu rawatina mu jaarale ko ca ñaareelu asamaan ñetteelu asamaan ñeenteelu asamaan juróomeelu asamaan ba àggale ko moom fa mu nekk wan ko ne ko dalalal sa xel ak ñoom pexe gu ñu mën a am ak pouvoir yu ñu mën a am lépp loo xamante ne ñi ngi koy jéem na nga dalal sa xel te xam ni du sotti sama gars yi nag boo leen bëggee nag damaa bëgg vidéo yi ñu koy partager pour muy yaatu du question de dañoo soxla ay vues yu bari waaye on est dans une révolution et nous tous nous devons le mener maanaam révolution bi mooy lan les choses doivent changer ndax gis nga nit ngëm dëgg day déplacer ab montagne ñu bari foog nañ ni ñii fi nekk ak jay yi ñu am liñ nekkee lu tax ma jël allusion di leen nettali maanaam rañaanu yónnante bi li ma bëgg indi pour ñu comprendre ko te xam ni nañu gëm ni lii fi nekk bu dee am na ay nit ñu yàlla saytu ci kaw suuf si ñi ngi des ak ngëm googu sunu borom dana ñëw ak dëgg-dëgg ndimbal leen ni mu dimbalee woon saaba yi ca fukki fan ak juróom-ñaar ca Badar indi leen wakaana akan alayna nasrun muminun wax leen ne leen wax dëgg fa yàlla seen borom dana ñëw dimbali si waaye ngëm yi nanu gëm yàlla te xam ne yii di xew ci àdduna bi ay mbir la yoo xamante ne iblis mii nga xamante ne ban ko dàqee daa am lu mu waxanteeg sunu borom ne ko man de danaa taxaw sa diggante ak ñii nga xamante ne ñooy sa jaam yi teg conspiration teg en parallèle ci seen wet yoo xamante ne day nuru dëgg ñu jàpp ko mooy dëgg ànd ak loolu ba soofantal li nga xamante ne moom nga bëgg ci ñoom muy li nga xamante ne moom mooy la première parole bi nga xam bi yàlla wàccee aadama ne ko dem leen ci kaw suuf si wàcc fii yow ak sa soxna si ngeen di weddante seen biir waaye bu dëgg seen borom ñëwee na ngeen téye te tënku ci dëgg googu nga xamante ne du soppeeku ba ilal abat bu ay pexe laloo ak ay jay amee ba ay nit foog ni mën nañ ko soppi dañuy nax seen bopp kon fi mu toll nii dañu nekk dans l'ère de la vérité lii lu nu mën a libérer ci situation yu ñu nekk nga xamante ne da ngay yeewu tey ñu ne la confinement déconfinement tey jii rek ci France yaakaar naa ne dañuy tëjaat frontières yi ñuy lal ak pexe yi ñu bëgg def kenn waxul ni tawat sunu borom a koy def dee yàgg na fi lool te aaxiru zaman xasida googu boo ko gëstoo Sëñ Tuubaa dafa wax ne ô mes frères à la fin des temps les morts seront nombreuses dee dañuy bari faw dee yi bari parce que nit ñi lu ñu gën a multiplier wu ci kaw suuf si dee gi di gën a bari c'est très très normal en temps normal dama leen di wax rek kan ci ñun moo doon toog di calculer ñaata nit ñooy dee par jour amul ci ñun kon dee yi nga xamante ne mooy dee naturel yi amoon ana dee yooyu yi nga xamante ne ñoo amoon daa mel ni dee yooyu existé tuñu pour bañ a rek bàyyi li tax objectifu vidéo bi mooy Fadel Barro mi nga xamante ne dama ko dégg muy analyser di wax ne maanaam technologie bi avancé boo xamante ne pour wax la ni ñooñu ay pion lañ ci biir jeu bi te it tamit ma leen di prêteloo attention lenn yéen sénégalais yi ngeen bàyyi ci xel at waa àdduna bi saa yu ñu nekk jamono ji saa yu ñu waree am benn maanaam calmeur ñu créer benn sujet bi tax ñu ciy nekk di ci débattre seetlu leen li ma leen wax ils vous laisseront jamais en paix maanaam bàyyi leen ak seen conscience pour ngeen di réfléchir ndax bis boo leen réfléchiree da ngeen di gis dëgg gi dañ leen di occuper ci ay mbir soit dañuy jékki-jékki créer benn problème ñooy créer problème bi après pour dellu soit ne il amène la solution problème yu bëri yi ngeen di gis ñu xew ñoom ñoo koy sos yu si bëri ñoo koy sos pour occuper ñu pour li nga xamante ne mooy essentiel bi ak li nga xamante ne mooy li ñu war a bàyyi xel ñu fexe ba divertir ñu ba duñ ci bàyyi xel
yàlla ba muy bind dafa am ay texte ak ay digal yum ñu wax gis nga digal yooyu yàlla digal ñu ak raay yooyu mu ñu awloo bu ñu tënkoo fexe ba aw foofu noonu mondialiste yi li ñuy jéem ak li ñuy bëgg duñ ko mën a réussir du mën a nekk ndax suñu borom wan na ko yonent bi wax na ko bés ne ko ñoom ñii de dégg naa leen ñu ne ci seen wéetaay taxaw nañu ne dañuy dajale tribu yi nekk ci biir màq ndax ñoom dañoo wax ne bu la ci benn tribu reyee mën naa indi coow man seen borom lu ñuy layal rek maa nga taxaw di ko teewee jógal fajar gi nga dem nga julli ko yonent bi jóg ca fajar ga julli suñu borom def ci fajar googu noonu am koo xamante ne moom mi ngi taxaw ci paranteeram di gis maanaam ñoom fukki tribu yi nga xam ñi ngi làqatu ndaw ñooñu nga xam dañ ñëwoon bu génnee rek nañ ko cawate ñu coow ko ñaari fan ñetti fan maanaam wax ja jeex yàlla ne ko jógal nga dem nga julli ji ba mu jógee julli ñoom ñëpp kenn ku si nekk fa nga taxaw da nga nelaw yonent bi dem dugg ci jumaa ja julli génn ba muy accès Jibril ne ko jëlal suuf mu jël suuf mu ne ko teg ko seen bopp yi mu teg ko si seen bopp yi pour wan ko ne ko pour wan leen ne leen moom mii ngeen doon xaar pour jéem ko pexeel jaar na ci seen kanam def ndigalu boromam dellu si waat ngeen taxaw fi ngeen taxaw maanaam ñu dugal leen nelaw te yëgoo leen ko yàlla bàyyi leen koo xamante ne seede la di gis action bi ñëw taxaw seen kanam ne leen yéen a mën a nelaw yéen ki ngeen doon xaar romb na fi léegi ba jël suuf teg ko seen bopp yi te gisoo leen ko loolu lu muy xunt mooy nit ñi fileeg ñi ngi delluwaat di wéeruwaat ci sunu borom pexe yi iblis ak jay yu ñu mën a am du mën a antu kon àdduna bi bu ñu amee problème yii ñu am tey jii ba nga xamante ne dañuy manœuvrer suñuy liberté maanaam tey jii où sont nos libertés nous sommes devenus tous des esclaves modernes tey jii kenn amatul di wax say droit sa xalaat amatoo droit di ko wax ñu jël ay organismes yoo xam dañ leen a ngemb financer leen pour ñoom ñuy défendre loo xam c'est l'indéfendable fan la ñuy feebar boo xamante ne dañu war a forcer nit ki pour mu ñaxtu pour mu ñaqu bi nga xamante ne ñun duñu biologiste waaye ci li ñu xam ci xam-xam nit bu fekkee ni li ñu jot a gis ci feebar yi mës a jàll yaakaar naa ni ñii nga xamante ne ñoom ñooy biologistes yi wax nañ ñi ne vaccin pour mu am jël na temps bu yàgg ba ci yenn tawat yoo xamante ne ba léegi kenn amagul solution vaccin yi mais ñu gis ci benn temps bu gaaw bu gàtt ñu gis ay multiples vaccins yu génn fu nekk ba pare ñu bëgguñu ko imposer loolu laa wax ni lalawul ci xel bu nu waxee dëgg rek te yàlla tax moo tax gis nga mouvement Y en a marre boo nga xamante ne tey mouvement bu fi organisé wu bu fekkee ni am na doole dafa fekk ab mbooloo moo nekk ci ginnaawam kon ñun sénégalais bu ñu jëloon mouvement yooyu ba may leen doole ba tey ji ñu war a féetewoo ñun au côté du peuple ñu dem di trahir la conscience du peuple di défendre loo xamante ne dara du ci dëgg ndax ñoom ñii nga xamante ne ci feebar ba bu muy jóg yaakaar naa ni responsable OMS li mu njëkk wax mooy Afrique de yaakaar nañ ni calculer nañ fa lu toll ci ay nangami ay dee est-ce que loolu am na loolu amul sunu borom wan na leen ne leen loolu noonu ngeen di programmer da ngeen di programmer may programmer man li ma bëgg a wax mooy nanu dellusiwaat bu baax te xam ni yàlla defal nañu ñun Afrique loo xamante ne defalul leen ko ñun Afrique ñu ñuy nëbb nañu fi mu toll nii àdduna solution bi des ci àdduna li dese àdduna ñun Afrique ñoo ko dese rawatina ñun ñii di bopp mbii nga xamante ne ñooy Sénégal yàlla daf noo baaxee koo xamante ne son combat li tax mu feeñ fi ak li taxoon tubaab yi ñëw fi moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul loolu lañu war a saytuwaat ndax bu fekkee ni histoire u Sénégal li ñu jàngal xale yi ci école bi ki ñuy jàngal suñu figure emblématique u Sénégal kan lañ ñuy wax Lat Joor te Lat Joor boo saytoo wax dëgg fa yàlla jéemuñu néewal tuutal Lat Joor waaye Lat Joor dafa yàggul sax ak tubaab yi sëriñ bii nga xamante ne moom moo réussir ba décomplexé ñu génnee ñu ci yii nga xamante ne ñoom mooy seen laltaay yañ doon lal ba bëggoon ñu daanaloo seen ndëgg sërëx yi pour ñu nekk des peuples soumis ay peuples yoo xamante ne dañ ñëw pour seetaan si sëñ Tuubaa moo leen ne du dëgg googu mooy lan mooy nañu fexe ba nga xamante ne dañuy delluwaat ci source ba téye fa source ba mooy lan li nu suñu borom tegal ndax yàlla fileeg lim la tegal yaa ngi ci téye da ngay am sécurité ndax ku teggib yoon sëñ bi nee na fooy mujjee fii fu mu kon yoon wi nga xamante ne moom lanu ñun suñu yoon lanu bàyyi léegi nag li ñuy mën a sauver ba nga xam dañuy rester nous-mêmes
maanaam di xalaatal suñu bopp duñu xalaat ay duñu toog di xaar ñeneen dina xalaatloo wala duñu décider boo leen xoolee ba tey dafa mel ni ñun africains yi dañuy seetaan rek lii xew ba àdduna sosoo ba tey dafa mel ni africains yi dañ ñëw doon ay spectateurs tey xool leen àdduna matière première yi am ci àdduna bi ñun Afrique pourcentage yi saytu ji leen ko ngeen xool ñaata lañ ci am ñun daanaka ñoo yor presque la plus grande moitié des pourcentages yi nga xamante ne mooy ressources premières yi ressources yi àdduna di doxee tey boo roccee la ca Afrique am leneen la nga xamante ne la yeneen continent yi di séddoo dafay doon lu néew loolu kon ñun dafa jot ñu moom suñu bopp waaye moom suñu bopp nag ci nan lan koy amee yàlla dafa wax benn mbir bis boo leen sàgganee li ma leen digal danaa xabtal ay noon yu bari doole te bari jay ñu dal seen kaw loolu moo xew tey gis ngeen àdduna bi ni muy doxee ay liñ lay wan ci ku bëgg dëgg moom bëgg ko xaar ci télévision yi na nga xam ni dëgg doo ko gis ndax télévision yi waxatuñu dëgg télévision yi conspirationniste yi ñoo ko moom suñu njiit yi yonente bi junjun nañu aaxiru zaman di ngeen dajeek ay njiit yoo xam ay njiit yu dëng la ñuy doon ay njiit yoo xamante ne gëm yàlla dootul nekkati ci ñoom ba yonente bi doon ko tiit lool ba doon wax saaba yi na leen dinañ toll jamono joo xamante ne maanaam sama xeet gi dañuy tumuranke ci jamono jooju dañuy nekk ci jamono joo xamante ne gis nga solution bi ñu bëgg ak li ñuy xeex mënuñu ko awee fenn fu dul les fondements et les principes de la foi képp bu ñu bàyyee suñu foi bëgg taxaw noonu képp noonu rek dañuy doon ñu désarmé wu dañuy doon ñoo xam dañuy vulnérable li ñuy bëgg ñoom bu boobaa dafay mën a possible moo tax il est temps de faire une révolution la révolution nag c'est une globalité dans tous les domaines dafa toll ci foo xamante ne fi mu toll nii waratuñu kenn seetaanati détails yi xew ci réew mi ak yenn futilité yi ñu fexe ko teg ginnaaw ndax les choses commencent à être sérieuses adduna bi nag configuration ba mu amoon bu njëkk bokkatul ak adduna bi ngeen dugg de adduna bu sérieux lañ dugg adduna boo xamante ne ay mañak ñoo ko jiite adduna boo xamante ne ay nit ñoo xam iblis ak moo leen ngemb te iblis xam na ni jeexital bi agsi na te lan su suñu borom junjoon ak lam ñu waxoon àgg nañ ca ñi ngi toll ci adduna goo xamante ne ma ngay jeex léegi nag lañu Sëñ Tuubaa wax ci aaxiru zaman wax nañu borom alal yi dañ leen di ragal le savant est méprisé l'illettré a le pas sur le lettré on foule au pas aux règles de Dieu les règles de Dieu gis nga yonente bi mu yéegee dem ba ca asamaan sa yàlla wan ko ne ko yaa Moustapha dalalal sa xel gisal nguur yi ak armée yii la nga gis ci kaw suuf ba ak ñooñu seen jay yu ndaw yooyu du dara dalalal sa xel jaarale ko foo am te ne mënee su koo xiyaas ku gëstu rek rañaan bi maanaam parcours bi yonente bi ndax dafa baax ab jullit sens de l'observation maanaam di dund nii ci kaw suuf rek te doo réfléchir lan mooy sa événement ci kaw suuf boo deful ndànk da ngay nuroog mala yi yàlla ba mu nuy wax wamaa xalaxtu jinn wa ins illaa li ya'buduni yéen nit ak jinne digaluma leen bindeewuma leen lenn lu dul pour ngeen jaamu ma bis bu bàyyi bi ñu bàyyi loolu tey jii fi ñu yaakaar ni tey ñoo waroon doon les premiers défenseurs de l'islam ñoo njëkk taxaw wan ginnaaw l'islam te fi mu toll nii moo wax leen benn mbir sauvetage bi ak yaakaar gi ñun nañu gëm ni ñun fii la nekk ci réew mii dafa am yoo xamante ne nag ku koy teg nag ci calcul doomu aadama ak esprit cartésien doo ko mën a comprendre ndax ñu bëri dem nañ ba rocc ci ñoom maanaam gëm-gëmu baatin yonente bi ñu defee procès de Mecque bi gëmloo ko ne ko fi mu toll nii yow dañ lay embargo yow ak say gars parce que ñoo yor jay ya waaye yàlla wan na leen procès boobu noonu ay fourmi la yabal ñu dagg procès ba mu wan leen ne leen suñu borom teggi na procès ba nga xamante ne ndax nekkoo leen ci dëgg léegi lii ñu mën a sauver ba nga xamante ne dañuy sauver ci jamono jii ñu nekk du lenn lu dul mooy ñu delluwaat kenn ku si nekk ci ñun ñu tawasul delluwaat suñu borom képp mooy solution bi bu fekkee ni loolu defuñu ko ñun ñëpp dañuy daanu si machination bi nga xamante ne moo xew ndax ñi ngi jëm ci àdduna boo xamante ne main d'œuvre bi dina wàññeeku minorité bi nga xamante ne dañuy bëgg dominer la classe
la classe dominante dañuy bëgg di leen gën a di dominer parce que tey seen technologie bii nga xamante ne moom la ñu bëgg jàllale ndax dañu bëgg jóge ci analogie bi carrément dem ci numérique léegi nag nit ñi foog ñu doon ay bande passante pour numérique boobu noonu fan lañ koy awee faw force ñu fexe obligé ñu jaare ko ci corps armé yi ak corps médicinal yi ne dañuy vacciner ñun ñëpp à masse xaalisu liquide bii bëgg nañ mu disparaître fexe créer ay crypto-monnaie yi bañ ko tàmbalee naa yàgg essayé nañ ko ci ay Hollande ak yeneen i dëkk léegi nag ñun ñi nga xamante ne ñooy waaye gëm yi ndax ñun dañu ñëw ci àdduna rek pour war a seetaan wax ñun dañu war a ñëw war a bàyyi kaddu gi nga xamante ne moom la ñu ku tedd ki sallallahu taala alayhi wa sallam dénk nañu na ngeen bàyyi xel ni kat yàlla da leen booleeg ak noon ngoom du sonn du tàyyi il est en perpétuelle réflexion di toog di xalaat di fexe nu mu defee ay kàmb yoo xam ne da ngeen ciy daanu ñooñu noonu nag ñooy organisation yu ngemb ñu mel ni waa Y'en a marre na ngeen ci bàyyi xel Y'en a marre il n'y a plus de Dieu la signifié li ma leen di wax ni méditi leen si bu baax il n'y a plus de Dieu ku ci mel ni Fou Malade yaakaar naa ne lu nit di dàqantal ci boppam rek dafa fekk ni mi ngi jeexital ci moom Sëñ Tuubaa nee na seul le con se met en nu devant les hommes képp koo leen gis nga tege ne ay caat ak ay kilifa man naa leen déglu ba ma déggee waxu Sëñ Tuubaa jooju ay maanaam dafa ne ab con rek mooy def yaramu neen ci kanamu nit ñi waxub Sëñ Tuubaa la boo leen demee ci Masaalikul Jinaan da ngeen koy gis con mooy nangoo def yaramu neen ci kanamu nit ñi léegi nag ñoom boo leen xoolee problème yi nga xamante ne ñoo am ci réew mi problème yu bëree ngi fi xew ay temps jamono yi Abdoulaye Wade da ngeen doon gis lu ndaw nga gis Y'en a marre mais tey seetlu ngeen est-ce que gisati ngeen leen ñuy affiché wu au bord du peuple pour combattre maanaam ànd ak peuple bi parce que ñoom seen kilifa yi ak kilifa kii nga xamante ne mooy njiital réew mi dañuy benn moo tax yu bëri déggatoo leen si dafa jot nag pour ñu pare ak ces systèmes ak ce maanaam sillage politique bii la vraie politique muy la politique de vérité gis nga tubaab yi nax bi ñu njëkk nax mooy lan dañu fexe ba ne kilifa diine sëriñ moom marginal la maanaam lan mooy sëriñ mooy maître spirituel nañ ko marginaliser fexe ba tuddee ko marabu mooy ku yambar la rek ku toog koo xamante ne day toog di xaar ñu jox ko àddiya ñoom ñoo ko tuddee noonu waaye Sëñ Tuubaa dafa ñëw wax fen loo leen wax leen ni du dëgg ndax sëriñ bi bu ñu dellu seewaat prophètes yi ay sëriñ lañ woon la prophétie prophète yépp ay sëriñ lañ sëriñ du lenn lu dul un maître spirituel un guide sur le chemin ndax yàlla ba muy bind àdduna bi àdduna da ko bind ak noo xamante ne tey boo amul guide da ngay daanu ci kërub till yi wala kërub jaan yi àdduna dafa am nu ko yàlla bindee bind nu fi ak ay créatures yoo xam ne ils sont en parallèle ak nit ñi ñoom ñuy gis nit ñi te nit ñi gisuñu leen te yàlla artuñu nañu bu ñu demee ba mujjum jamono iblis mu mag mii ak ay gaam dañuy lëkkaloog ay jinne lal ay pexe ngir fexe ba détourner leen du droit chemin tey jii Sénégal le problème du Sénégal maanaam la République du Sénégal et la laïcité qui défend la laïcité à 95% de croyants ñii 95% la ñu wax de croyants maanaam mun nañu wax ni chrétiens yi ak musulmans yi en globalité 95% la ñu wax de croyants Sénégal bu fi ay athée amee tamit man yëguma ko waaye ñan ñooy défendre laïcité est-ce que gëstu nañ dëggintaan laïcité mooy la laïcité il va à l'encontre de l'existence du divin mooy kon dañu wax yàlla merde yàlla amoo fi place ñun ñëpp nag dañuy responsable ci li ñuy àttewoo ci réew mi kon képp ku ñuy wax kilifa diine nga gis situation bii nga xamante ne moo xew ci réew mii nga taxaw noppi si day mel ni complice nga ci li xew bu ñu waxee dëgg rek tax moo tax révolution bii nga xamante ne Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mi ngi koy woo intérêt nekku si intérêt sénégalais yépp la suñu intérêt la ñun ñëpp a war a combattre jële fi lii dul dëgg ndax fileeg ñun ñi ngi seetaan li dul dëgg di fi nekk ñun suñu wàllu bopp dañuy sonal suñu bopp jamono bu nekk ñuy gis nooteel gi di gën a bëri tey bu ñu yeewoo ne la virus bi
xonk na suba dañ leen virus bi dafa gën a ñuul de virus bi dafa sax na ay laaf nag ndax lan variante ñu ngi lay wax ay variante anglaise variante xolal ay wax la yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla ay wax la yoo xamante ne ay wax la yu ñu pour jaxase ñu rek la pour yóbbu ñu maanaam boo xoolee seen philosophie mooy fexe créer psychose ndax nit bu ragalee rek vide la waaye alhamdulilah ba yàlla defee pexe ya ñu bëggoon yàlla anéantir na ko bu fekkee ni tamit kenn waxul nag ne dañuy défendre ne feebar amul ak nangam ak nangam waaye la ca lalu ci biir ay kàcc la ak i pexe léegi nag li ñu mën a génnee ci pexe yooyu ak kàcc yooyu mooy fexe ba nga xamante ne ni delluwaat suñu tawxiid xoolaat ñun réew mi ñun ñëpp nu ñu bokkee ci ñi nga xamante ne dañuy serrer les coudes pour ñu combattre système bii nga xamante ne moom la ñu teg te mondialiste yi teg ko mondialiste yi nag ñaari parti rek a am ci àdduna isbul seytaan moo fi nekk ab isbullahi soit da ngay féetewoo sa borom wala nga féetewoo ñoom nag liñ bëgg mooy une minorité di am ndax iblis li mu bëgg def pour mu mën ko def foofu minorité bi kese di am majorité bi yëpp mu inciter leen ci yoo xamante ne perversité lay doon xool leen léegi perversité mar kay fay fépp perversité daanaka fépp ci boo xoolee ci internet bi moom ngay gis boo xoolee ci télévision bi moom ngay gis boo xoolee ci film yi moom ngay gis te loolu yëpp iblis ak ay gaab ñoo ko lal ngir fàttaloonu ëllëg rendre compte bi nga xamante ne lañu war a rendre compte suñu borom subhanahu wa taala suñu gouvernement yi nag ñoom dañuy di ñoo xamante ne maanaam surtout gouvernement bii nga xamante ne moo fi nekk léegi nii ñii nga xamante ne ils sont plus manipulés parce que ñun suñu njiitu réew ñoo ko dégg kenn ku si nekk ci ñun dégg nga ko mu taxaw ci làmmiñam wax ne nous préparons un événement d'un gouvernement mondial. Qu'est-ce que c'est que l'événement du gouvernement mondial? Lan la ce n'est rien d'autre que Iblis ak i gaam organisé teg ay dogal yu wuteeg dogal yàlla nag moom nañ ko jël fexe buñ ko waxati fenn buñ ko tuddati fenn bu nu gëmati maanaam ndogalub suñu borom bu nu gëmati baatin nañu tëj néegub yàlla yi nga xam buñ jàqee fa la ñu waroon a dem di ñaanee léegi bu nu bàyyee yàlla léegi ñun fan la ñuy jàpp ak lan la ñuy doon waaye ñun tey kenn ku si nekk kuy dund ci époque bii di seetaan lii di xew te jéemoo xool yow foo jaarale sax sa naqar wala jéem a bokk ci combat bi nga xamante ne ay na yëwan da nga bokk ci ñi nga xamante ne ëllëg boo teewee sa kanam borom di nga wane ni man kat bokkoon naa ci ñi nga xamante ne woon naa déedéet kon yow lan ngay wax sunu borom kenn ku si nekk am nga si responsabilité du combat boo xamante ne benn ko moom ñaar ko moom ñun on a un quelqu'un un africain un sénégalais boo xamante ne dafa wane preuve bu nu mën a libérer Afrique libérer le monde en globalité indi une justice équitable entre les hommes yàlla Iblis daa xam yàlla moom li mu digle li ci ne yàlla li mu digle yow mi ëpp doole bés yonente bi dafa yor fukki tàndarma ne fukki tàndarma nu ko yàlla di séddalee ci fukki nit saaba yi kenn ku si nekk ne xanaa ku nekk benn mu ne leen déedéet looloy xalaatu doomu aadama waaye fukki tàndarma fukki nit yàlla day jox kii juróom jox kii ñaar jox kee ñett ne la yow juróom fekk sil ki nga xamante ne amul nga dem nga jox ko yow mii nga xamante ne am nga ñett fekk sil yow ki nga xamante ne amul nga jox ko yow mii juróom joxal ñi nga xamante ne amul bu yàggee ñëpp am une équitabilité mooy toi le riche soit soumis aux pauvres waaye Iblis xam nga lu mu lay wax yow da nga ama sa liggéeyu nday la yow nuroowoo gaay yow ba ngay jóg gaay jóguñu yow bi ngay daf lay bëgg chaque fois nga am benn suprématie booy am ak benn genre domination de l'autre moom Iblis loolu lay def ci yow ndax Iblis fa mu nekk ñu ne boo ko fa fekkee daa tëdd sóonu en perpétuelle réflexion la nekk réflexion boo xamante ne du jóg mukk ci taxaw di bàyyi doomu aadama yi noonu ndax daa am loolu moo xamante ne da ko diggaaleeg boromam danaa taxaw sa diggante ak ñoom ba nga xamante ne ëllëg bis bu nu ñëwee majorité ba yëpp damay ànd ak ñoom dem safara suñu borom ne ko demal waaye am na ñoo xamante ne doo mën dara ci ñoom kon sama gars yi jamono yi ñu nekk nii on est entré dans une ère
très sérieuse jamono ba ñu nekkoon ku foog ni maanaam corona bi dafay ñëw jàll la xewoon di xewatul de len dugg nañ ci beneen ère nouvelle réflexion la nekk réflexion boo xamante ne du jóg mukk ci taxaw di bàyyi doomu aadama yi noonu ndax daa am loolu moo xamante ne da ko diggaaleeg boromam danaa taxaw sa diggante ak ñoom ba nga xamante ne ëllëg bis bu nu ñëwee majorité ba yëpp damay ànd ak ñoom dem safara suñu borom ne ko demal waaye am na ñoo xamante ne doo mën dara ci ñoom kon sama gaay jamono yi ñu nekk nii on est entré dans une ère très sérieuse jamono ba ñu nekkoon ku foog ni maanaam corona bi dafay ñëw jàll la xewoon di xewatul de len dugg nañ ci beneen ère nouvelle boo xamante ne texte divin yëpp avertir nañ ñu ci léegi nag nan la ñuy def ba libéré wu munoo libre fenn fudul fi nga xamante ne la nu suñu borom jàppaloo ñu jàpp fa moo ñuy tax ñu mën a libre ci système mondialiste bi parce que ils veulent créer un gouvernement mondial et contrôler la masse de l'humanité waaye nag bu ñu jàppee ci suñu borom lam ñu wax la ñuy jéem du ne ndax saaba yi bu ñu bàyyee xel ils étaient 313 contre 950 combattants ennemis 313 yoo xam dañoo wooroon 313 yoo xamante ne arme ya ñu yoroon ñoom ñii di seen noonu ñoo ëppoon ni arme ëppoon ni jay waaye saaba yi lan moo leen ci gëm ne mooy gëm ak wóolu ak dogu xam une minorité mën na daaneel une grande majorité yonent yàlla Muusa ab yat la yore woon président États-Unis moo taxawee woon taxawaayu Firawna yàlla yabal Muusa xaw a am njàqare ne ko Firawna kat yow sunu borom daa am jay nan laay dem ba waxeek moom mu déglu ma mu ne ko demal man maa la ngemb man maa ko sàq maa la sàq yonent yàlla Moussa dem mu épreuvé ko waaye ba nga xamante ne àpp ba jot na ñëw na may ko ndam kon yàlla jooju nekkoon fi nanu gëm ni yàlla jooju jógewu fi yàlla joojoo ngi fi ndax dafa am ay nit ñoo xamante ne dañuy raisonner non ñii fi mu toll nii lii xew pour jëlee ko fii dafay yàgg yàlla sunu borom su ko neexee sunu borom moo wax ni su ma neexoon kenn du dund ci kaw suuf si te lu ma bëgg defoo ko waaye nag yéen way ngëm yi faw ma di leen di natt di xool ban position ngeen di am ak par rapport ak épreuve yi nga xamante ne maa leen koy tegal léegi nag sénégalais yi bu dee bëgg nañu réew mi am nañu jàmbaar joo xamante ne njàngaleem la pensée noble de Cheikhul Khadim sama gars yi il n'y a toutes les civilisations sont dañu daanu mais civilisation yi ñu taxaw ay communisme ay libéralisme socialisme ñooyu yëpp ay courant de pensée la ay nit a ko lal waaye nga am benn courant de pensée boo xamante ne day jàpp ca buumba bi nga xamante ne l'élu des hommes ki nga xam mu gën ci mindaaf yi moo ko lal muy yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam muy un projet très noble pour organiser la société ndax politique du lenn lu dul la gestion noble de la société mais de la cité mais bu cité bi demee ba nga xamante ne les injustes ñoo ko yor mais lu ñu fiy gis ay promesses non tenues xool leen ndeysaan ni ngeen di xoolee ci internet bi yenn yi sax yow da ngay naan c'est une diversion man je me pose des fois des questions ndax problème mu cité bii nga xamante ne président bi yaakaar naa ni 2017 promettroon na leen ñu jékki-jékki gis ndeysaan pauvreté bi nu muy empirer au Sénégal parce que lan la on a au sommet de l'État des mondialistes et ce sont des esclaves du système wax naa leen ci samay direct yu bari ak vidéo yu may def point d'interrogation France pour lan mu àndoon ak Sëñ Tuubaa mi nga xamante ne moom moo taxaw wax ne Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et un recours et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi car si ce n'était pour les fils d'Adam je ne passerai une seule nuit sur terre n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi je suis serviteur éternel de Dieu et du prophète yàllaa ko wax mu wax ni moom Cheikh Ahmadou Bamba en tant que un Africain un Sénégalais ne moom c'est le sauveur de l'humanité lan mooy tax yàlla boole woon a ko France l'état dangereuse France médité leen France état bu dangereux la France état bu dangereux la situation yii ñu nekk nii nag kenn yóbbeewuñu ko lu dul nation boobu noonu waaye am nañ un libérateur moo tax sama gars yi mouvement yi bu nu emporteeti ay Y'en a marre bu nu emporteeti
ndax yaakaar naa ni ñoom fi peuple bi jàqee la ñu waroon ñëw féetewoo peuple bi ku mel ni Fou Malade moom maa ngi jégglu ndax alxuraan bu nee fen sañ nañ koo wax ndax moom tout récemment rek ci problème mu CRA sécurité yi te moom CRA sécurité yi sori wu ñu ko de seen siège ba mu nangoo fen boo xamante ne ku ñu manipuler woon waxloo ko woon benn wax moom mu wax joo xamante ne du dëgg moom muy dëggal wax jooju moom ci yoon bu doon dëgg am na ci dëkk bi ak yoon am na ci dëkk bi moom Fou Malade moom dañ ko waroon woo Sénégal fii dafa am yoo xamante ne yu bëri nga fii xew bu nu bëggee libéré wu ci loolu nanu dellu si waat ci njàngale Sëñ Tuubaa ndax injustice bi xew ci réew mi ak ñi nga xamante ne ñi ngi leen di défendre si gis nañ fi saa yi ñoo xamante ne dañ def blanchissement d'argent ñi ngi dox ci réew mi nga gis ay innocent yu bëri ñi ngi ci biir kaso bi tëdd yooyu noonu bu ñu bëggee libre ci loolu noonu nañ leen ñëw ci révolution bii nga xamante ne kenn bàyyilul na ko ku dul Sëñ Tuubaa mooy héritage am te héritage u sëriñ bi wax naa leen mouvement associatif yi mouvement religieux yi ñoo ko gën a wóor bis bu nu dof lo ba ñu nax ñu ba ñu fexe ba génnee ñu ci mouvement yooyu ba sofantal kilifa diine yi ndax tey ci internet bi da nga siy seetlu leen da nga gis benn kilifa génn nga gis profil yoo xamante ne c'est des profils fictifs ñu saaga wala wax ju ñaaw xoolal sànq rek maa ngi lire ci internet bi ñu naan sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér yàlla na fi yàgg te ànd ak wér lañ ko bëggoon defloo defu ko ndax jamono ju nekk ñi ngi lal pexe pour mu tëj jumaay Tuubaa waaye mukk du am mukk fexe bu nekk def nan ko waaye saa ñu waxee mu ne nañu ñaan ndax moom xam na la nuance de ce qui se cache profondément xam nañ ni gis nga yàlla bis bu nu teggee suñu tànk foofu rek l'ennemi sera puissant moo tax jamono bu nekk ñu ngi ñuy indil nañu tawasul nañu delluwaat ci yàlla ndax yàlla rek moo nu mën a libérer ci situation yi ñu nekk ndax les situations s'empirent sama gars yi damaa bëgg ñu bàyyi xam ni les choses deviennent de plus en plus sérieuses nañu observer àdduna bi nu ngi doxee États-Unis bële la fa xew ñun ñëpp xam nañ ko Donald Trump c'était un croyant Donald Trump moomu bis bi mu génnee seetlu leen li ma leen di wax nii jour bi mu décidé génn OMS la ñu rey lu noir boobu ñuy wax Floyd noir boobu bi ñu koy rey ki ko filmé kan la ak nan la fekkee situation bu mel noonu te intervenirul policier mën a matraquer nit noonu xamoon nañ ni kooku day dee léegi diversion lañ bëggoon def fàttaloo nit ñi génnub Donald Trump biir OMS li ma leen di wax xoolaat leen ko bu baax a baax léegi teg nañ ñoo xam ba ñëwee lan lañ def homosexuels yi ñoo commencé amaat doole parce que dañoo bëgg yóbbu dans un monde très pervers dans un monde boo xamante ne toutes les croyances seront abolies waaye nag ndokk ba yàlla defee ñu am Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul kon sama gars yi li ma leen di woo mooy nanu serrer suñu ceinture yi ñun ñëpp on est des frères on est des sénégalais suñu Sénégal gii nañu ñor suñu Sénégal gii politicienne yi mënuñu ko génnee ci situation yi mu nekk ndax politicienne yii nii ñoom ñëpp c'est des produits du système maa ngi leen di suggérer ngeen lire le protocole des sages de Sion ngeen gëstu le protocole des sages de Sion na ngeen dem tamit ngeen lire Claire Sevrec livre boobu mu bind la mafia de la médecine lan moo tax yii di daw nii ci période yii muy am ak nii nu ko tegee ak ni ñu koy organiser te ma leen di bàyyi loolu xel tamit lenn événement boo leen fi gisati mu ne tëll rek bu leen jóg rek fàtte essentiel ba di ca wax ndax lu nu bëgg dawal ci suuf dañuy xewalal ca wet ba dañuy taal safara ca wet ba safara si di pëyi pour ñu bañ a bàyyi xel sondeel bay tàq ca wet ba ndax sondeel ba moo ñu intéressé ñoom ils le font exprès ils font des choses yoo xamante ne pour nous divertir de la réalité ba nga xamante ne dëgg-dëgg li nga xamante ne dañ ko war a bàyyi xel duñ ci bàyyi xel am nañu Seexul Xadiim jàngale na ay yoon wane na preuve boo xamante ne sukkandikuwaay bu leer la ci développement Touba bële dëkk la goo xamante ne Touba du pour une minorité Touba c'est pour tous les Sénégalais les Africains parce que Cheikh Ahmadou Bamba man nag saa yi ma koy wax damay wax Serigne Touba dans sa dimension africaine et penseur ñiñ nag ñun dañoo complexé loo ba nga xamante ne tey ki ñu jàppee intellectuel mooy ki nga xamante ne dem na jàng ci l'école nasaraan si nga xamante ne ay fen daanaka lañ waxuma kenn bu mu jàng nag ndax kër gu mag gu Sénégal lu jàngukaay bi fan la di université Cheikh Anta Diop lan la ñu seetlu si université Cheikh Anta Diop
université Cheikh Anta Diop kan lañ ko tuddee ab scientifique bu fekkoon ne ñoom maanaam amoon na sirru kepp laa wax këru njàngukaay googu nga tege ne kenn dana génnee foofu génn am lu ko naqari génn ci biti dem taal loo xamante ne ñun ñoo ko moom te amuñu doole. yaakaar naa ne kon yu bëri dañ ko war a saytuwaat li ñu war a saytuwaat njàngale sëñ Tubaa ji nañ ko bàyyi xel ndax sëñ Tubaa lim nu jàngal bis buñ ci sukkandikoo li nu bëgg ci réew mi dinañ ko am li nu bëgg ci réew mi muy développement sëriñ bi wan nañu yoon yiñ ciy awee te njàngale bi gën a kawe njàngale yi le prophète Mohammed l'a incarné et sëñ Touba il a hérité que l'enseignement du prophète Mohammed kon sëriñ bi bu ma koy wax chaque fois damay interpeller gars yi c'est pas affaire de murit lañ tiijaan lañ laayeen lañ ñaseen lañ ñun ñëpp on est sénégalais on a un objectif notre Sénégal et notre Afrique xanaa ñun Afrique xanaa du ñu dee ci nii nu nekkee rek war a mel ni ñun dañuy seetaan képp du dëgg xam-xam yëpp yàlla daje na ko fi Égypte ancienne science yëpp fa la jógee Égypte ancienne xam-xam yëpp fa la jógee kon ñun ñii nga xamante ne ñoo dëkkee réew mi dëkk Afrique am koo xamante ne mën nañu libérer jot na kon solidarité ñun ñëpp ñu fexe ba nga xamante ne ñu mener une révolution très pacifique du xeex du xuloo du xëccoo du wax ju ñaaw mouvement yi nga xamante ne nag c'est financé par des sionistes et des francs-maçons comme ñu mel ni Y'en a marre ñooñu na ngeen fexe black out leen ñooñu du ñu ñuy déglu ci xam-xam laay wax ak yéen sëñ Touba nee na seul un con se met en nu waa kër gi bu ñuy concert yaramu neen la ñuy def yaramu neen la ñuy taxawee man ba ma xamee loolu laa ne ñii duñu ñu may déglu ndax kon képp ni ko sëñ Touba waxee mooy def yaramu neen ca kanamu nit ñi waxub sëñ Touba la du sama wax Fou Malade lu muy dàqanteel boppam fou te dafay fen te moom tey jii boo leen xoolee ci lu bari moom ak ay frère am intéressé wuñu mais ñoom tey jii boo leen xoolee ci gouvernement bi liñ ci représenté ak wàll dafa mel dañ leen cër ndax moom li muy gëmloo gaay ak la muy wax du dëgg gëmu ko dafay fen ay nit lañ yoo xamante ne ils sont là pour ces organisations maçonniques financées par des homosexuels ñooñu buñ leen déglooti kon Fadel Barro moomu di ñu wax ay waxu ay vaccin bi non nañ def attention parce que fi mu toll nii technologie bi dafa gën a avancé du dëgg parce que dañ leen ko wax loo faw ñu koy wax ndax foofu la seen foofu la ñuy kiimalee si tooyalee seen fa la ñuy jëlee ay financement du dëgg gëmuñu sénégalais yi seen bopp la ñu gëm il est temps nag ñu tënku ci njàngaleb sëñ Touba jàngal nañu dans tous les domaines dans les sciences juridiques lan mooy yëkkati doomu aadama ak lan moo koy wàccee fan la ñuy aw ba libéré wu mun nu libéré wu fent wan ginnaaw yàlla république bi daf nu ne nanu wan ginnaaw yàlla la république daf nu ne nanu wan ginnaaw yàlla laïcité fen la boo ko dàqantelee lay wax lay ndax suñu borom moo wax junñu doy na borom xel te waxuma ñii nga xamante ne ñi lay waxal mooy borom xel yi ay lay képp nekk ci laïcité bi ba muy juddu christianisme la xeex fi mu toll nii nag maa ngi leen di interpeller ngeen bàyyiwaat xel leen seetluwaat leen àdduna bi lenn ngeen di nar a gisaat mu commencé waat xewaat ay affaire terrorisme di ngeen ko tàmbale déggaat lii maa leen ko wax bàyyi leen ci xel bu baax a baax ngeen commencé xool yooyu noonu nga xamante ne ñoom chaque fois dañuy machiner di ñu divertir ak di ñu détourner loo l'islam baatu jihaad bu ñu ko kenn ragal loo jihaad xam nga mooy lan mooy un déterminé jihaad moom mooy quelqu'un qui s'engage dans le bien ndax yonente bi dafa jàngale lu noble ndax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam la tax suñu borom digal ko mu utiliser ay armes c'était pour se défendre waaye jugul rek ca njalbeen bi yàlla ne ko jël almu daral seen kaw déedéet ndax boobu bundu xatal nan leen yóbbu leen dos au mur suñu borom ne ko défends-toi mu défendre boppam waaye ba xare ba jeexee suñu borom da koo xamal ne ko nan teg armes yi léegi nag nañ def face ak combat bu mag bi mooy combattre son âme charnelle léegi jamono bu ne ñu dóor ay pic ba nga xamante ne dañuy fexe ba affaiblir notre âme ñu ngi ñuy divertir suñuy bët ñu ngi koy xëpp ay mbalit yaa ngi xool loo xamante ne dalay moyloo yàlla ci say bët yaa ngi déglu loo xam dalay moyloo yàlla ci say bët di wowloo sa xol
tey ji yëkkatiku ak énervement yi am ci nit ñi ak réaction yi nga xamante ne négative yëpp ñoom dañ koo fexe ba nga xamante ne tey sexe dootul dara ndax kii Alex Crowler kooku dafa dem étudier sexe daanaka di dessin animé yi xale yi di seetaan boo gëstoo sax bu ñuy tàmbalee di dessin sexe la ñuy dessiner ndax sexe sensualité dafa sacré fa ko yàlla jël ba jël ko nëbb ko fa kon lu ñu war a nëbb la waaye ñoom danoo fexe ba exposer ko fexe ba nga xam di organiser yoo xamante ne maanaam sensualité dootul amati maanaam nit ñi dootuñu ko defati dara am yu bëri yoo xamante ne dootuñu ko garaawalati te dafa garaaw lool ci kanam suñu borom dinu dugal ci ay jeu de loto dinu chaque fois da ngay gis ay message ñu lay yónnee si tu fais cela tu participeras ay yoo xam ne di la force yoo xamante ne yàlla da cee àtte yu diis li nu mën a sauver du lenn mooy dellu si waat xamaat ni ba ñu ñëwee ci kaw suuf sii dafa am lu nu wax te kenn ku si nekk ci ñun bés a ngi ñëw ci kanam barki dem monjaay dégg nañ fi te ay borom tur rek la ñuy dégg loolu rek publicité la mais ni ñuy tàggee noonu la ñuy toogee ñun ñu tàgge ñu nii ñuy déggee ñuy tàggee guddi ak bëccëg noonu la ñuy yeewoo ñun ñu ne ñu mari day taali yow jóge nga fi te bu fekkee ni liggéeyoo fi woon loo xamante ne fële na le tëddaay bu yàgg ngi fa te ku fa yóbbuwul lu la fa mën a lu la fa yóbbu ku fa utul lal utub fa sàngukaay di nga fa tëdd gu metti kon nanu yeewaat te bu ñu nangu ñu divertir ñu li ma leen di woo mooy concentrons-nous dans l'enseignement les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul foofu la ñuy jaaree xam ni suuf si yépp yàlla defal nañu ko fi yàlla defal nañu dëkk boo xamante ne am nañu lépp gis nga politique yi bis bu nu delloo foofu ba taxaw fi nu war a taxaw dama ne saay sunu borom moo yor pouvoir soxlawul sax ñuy génn ci mbedd yi du yuuxoo ko sànnee ko déedéet sunu borom ay leen di noot ndax dootuñu yelloo mën a jiite ñi fi nekk te lii ma leen di wax nag essayé nañ taxaw yuuxu xolal ñoom seen bopp xam nañ ko ay yuuxoo ko sànni résoudre dara dañuy bàyyi ne peuple yi teg leen ay mbir bu ñu yuuxoo 3-4 jours dañuy sonn duñ ci mën a continuer waaye bu ñu delloo ci ki nga xamante ne moo leen moom xanaa ñun gëmatuñu ni yàlla moo bind nit ñi foo ñu delloo si waat xel yi ci loolu yàlla mooy borom kattan gi borom kattan googu nag buñ ko ñun toogee croiser les bras wan ko ginnaaw di ko sàggane day jël benn dictateur teg ci kanam ne ko defal loola neex dafa am ab yonente boo xamante ne daa sonnoon loolu ci buur benn buur ni mu nekkee naan woon ak moom yonente bi di jàmbat coono gi ko buur bi teg mu jékki-jékki ne man buur bi sonal na ma loolu di ko jàmbat lu yàgg suñu borom di ko seetaan yàllaa ko bind buur bi mu dem ba subconscience am ñëw mu ne maa ngi tuubal sama borom mu màgg mi kat may gis ab buur moo ma sonal moom yàlla rek a ma sonal suñu borom ne ko comme dem nga ba sa xel dellu si ni man maa la sonal naa la teggil nattu googu ma la tegaloon fi léegi yaa ngi doon bàyyi ni moom moo la sonal dama lay doon bàyyi ak moom yonent yàlla Muusa bi nga xamante ne dem na jéem ba sonn ci Firawna ñëw ne suñu borom yow yàlla Firawna mi da nga koo jay lool Firawna mënuma ko wax lu mu dégg lépp pexe bu ne def naa ko waaye Firawna nga taxaw fa mu taxaw yow yàlla yaa ko jay suñu borom ne ko demal nga yabal say nit ñu àbb leen ñoom seen takkaay yi yonent yàlla Muusa jël soxna hébreu yi dem ci égyptiens yi ñu dem di leen àbb seen takkaay ba ci soxna ba ci pale ba ñuy dem ñoom seen takkaay yi ku ci dentoon takkaay boo ko fàttee sax dem yëkkati takkaay ba ñëw indi ko jox hébreu yi suñu borom ne ko jël leen ko lew na leen te bu leen ko delloo mooy yàlla wëndeel na seen xel ya dama leen di indil rek ay xiisa yu leen di wax ne leen ni bu nu dara génnee ci baatin ay affaire de ay réflexion non ceci maintenant danoo dem ba mel ni Dieu a été tué et enterré par les hommes bu nu dara génnee ci loolu foofu rek moom mooy yoon yi nga xamante ne ñoo ñu mën a libérer maanaam di leen wax ne leen rek le combat ñun ñëpp la kenn ku si nekk at ni nga koy defee ñun ñii di wax yéen ñii di ko partager ñun ñoo bokkandoo combat bi bokk philosophie bi politique yi depuis 1960 ba léegi Senghor Abdou Diouf
Abdoulaye Wade mérite moo ko si ëpp ndax Abdoulaye Wade au moins sax moom jege woon na peuple bi kii fi nekk nag yaakaar naa ni moom moo ëppoon chance mais moom ni mu doxalee peuple bi doy na waar waaye nag ñoom nañ bàyyi xel lenn ancien ministre am na fi ak ancien président il était une fois mooy di nga fi dund da ngay dee te di nga rendre compte suñu borom lin la joxoon nan nga ko téye woon ak sérieux bésub laaj boobu ñun ay waaye ngëm lañ bu ñu dara génne suñu ngëm li nu am résistant bi ñu am mu ànd ak noon yi ñu jéem ak moom plus de 1700 tentatives de meurtre bu ñu romb ñi nga xalaataat bu ñu def la mu wax def na ko te dellusiwaat na ci réew mi indi nu ndam kon kooku mooy suñu référence muy sëñ Touba mu won ñu ci développement ab joxoñ bu leer jógewu fi matagul 100 ans processus de développement am ak ni organisation murit yi amee amul fenn dans le monde mooy fexe ba organiser fexe ba créer une liberté économique kon loolu modèle la bu ñun lu ñuy doyee ji maa ngi gis tout récemment benn dëkk Tanzanie président bi ñu ko waxee nan nga def ba defar nii dafa ne man dew ma ci FMI ñoom ñooy daaneel Afrique ñoom ñooy daaneel Afrique soxlawul xolal jàng yi pour mën a bon sens mooy doxal réew kon muy ñëpp ñoo ci impliqué wu muy kilifa diineeg ñëpp lii xew nag kenn ku si nekk am nga si responsabilité ñu jóg ñu fexe ba nga xamante ne dañuy serrer les coudes fexe fi jële lii fi nekk noblement buñ ko deful trahir nañu mémoire u sëriñ bi ndax sëñ Touba ñëw fi woon rek pour toog ñu naan dañuy màggali Touba sëriñ bi dafa ñëwoon opposé wu ak système yii ndax système yii la Iblis tey ji système yi ñoo ñu tënk di da ngay gis ñu yeewu suba teel ne bu leen génn teg ko ci lan yeewu suba teel nañu bu leen génn teg ko ci lu kenn xamul yeewu suba teel teg décret boo xam doo xam ci luñ ko teg ci lan la lalu kon ñun bu fekkee ne dañu naa ŋàmmaaral di taxaw di leen seetaan ñooy yóbbu suñu bopp ci maanaam dañu mel ni complicité ak li xew kon di wax ñëpp ne ñi taxoon tey jii ma jógoon ne dinaa wax ci ñoom te nag am na yeneen yoo xamante ne dañ koy def par procédé maanaam tey dama globaliser rek am yoo xamante ne dañ ko wax leen kii Soros moomu noonu nga xamante ne moom bokk na ci doomu Iblis yi gën a mag moom Soros moomu bokk na ci ñi nga xamante ne Trump moomu sax ñi ko daaneel si la bokk moo nekk ci ginnaaw Y'en a marre bii ils sont dangereux bu ñu gëmloo dara bu leen kenn déglooti man je vous conseille ça buñ leen déglooti du ñu ñuy déglu ñoom ay nit lañ yoo xamante ne c'est des arrivistes gëmuñu Sénégal seen ay intérêt la ñu gëm ñun xamal lan moo jot la pensée noble de Cheikhoul Khadim et cette pensée elle est partagée par tous les nobles de ce pays këru diine goo dem li fi nekkoon fexe nañ lii maa ngi leen koy wax bu koor gi jotee xam nga lu ñuy def dañuy fexe di fexe ay concurrence entre ñaseen yi ak tijaan yi affaire bi nekkatul foofu ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk pas-pas benn borom la ñu gëm objectif bi moom mooy Sénégal objectif bi mooy Afrique nuñ koy génne ci guute gi te ñun yàlla dimbali nañu à part entière ñun sénégalais yi yàlla jox nañu coefficient intellectuel bu kawe coefficient intellectuel nag waxuma ko ay njàngum nasaraan de waxuma njàngum nasaraan daa bon waaye njàngum nasaraan yaakaar naa ni lu ci bëri yàq la gën a mën ko defar kon di wax ñëpp ne leen révolution baa ngi fi c'est une révolution pacifique c'est une révolution très noble moom rek moo mën a solutionner les équations qu'est en train de vivre notre Sénégal notre Afrique. Eden Kodjo c'est un Togolais dafa ne l'Afrique j'ai vu toutes les formes de pensée mais seule la pensée noble de Cheikh Ahmadou Bamba le modèle de Cheikh Ahmadou Bamba pour solutionner l'Afrique tënk ko ci affaire de croyance ak yooyu de ndax ñi Sëñ Tuubaa taxawalee ak modèle bi Sëñ Tuubaa taxaw xool leen Sëñ Tuubaa yi mu financé ci période yu metti taxawaloon jumaay Njaareem ak projet yu mag a mag yi nga xamante ne tey Sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér mi ngi koy taxawal muy projet université mooy lan ne soyez pas ignorant ndax ignorance mooy créer vice bi gën a rëy mooy sous domination mooy fexe ñoom ba ñu fiy jóge
bi ñu fiy jóge xam nañ ni bu ñu defarul ay modèle nit yoo xam te ne ñoom ñooy continuer seen raaya liñ bëgg ci ñun duñ ko am, ndax ñun ci ñun la ñuy jëlee. ñoom amuñu dara buñ ñu révéloo ñuy jël gaal yi di dee. jamono yee ci ginnaaw ñaata jeune ñoo fi dee te déggoo leen sax ñoom ñu ciy wax, intéressé wu leen. ñun kon ñun ñi nga xamante ne ñooy le bas peuple, on a un sauveur, on a un quelqu'un que Dieu nous a légué. du ñu envier kenn, nañ jël njàngaleem delluwaat ci li suñu borom sant nu li suñu borom sant nu buñ ko bàyyee rek ñoom ñu mën a am doole ci ñun. te yàlla nag yoon la ñu taxawal, bu ñu bàyyee yoon bi ku bàyyi yoon fooy mujjee fii fu mu dëkk ba doo ko gis. kon dëkk bi ñu jëmale ci développement du ñii dem waaye kii de dafa jàngi woon université de Sorbonne, kii de mi ngi génn déedéet. yooyu doy na sëkk. fi mu toll nii nanu jéem a gëstu sëriñ bi yim ñu jox projet yu mag yi nga xamante ne teg na ko fi ak njàngaleem procédé bi nan lañ koy employé. pourtant moom la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké di wax mi ngi bëgg yàgg. léegi nag lu tax ngeen di gis ñu koy diaboliser que créer bañ nit ñi déglu ko, parce que bëgg dañu bañ nit ñi comprendre sa vision. sa vision du lenn lu dul am yërmande ci ak yitte ci sénégalais yi ba sénégalais yi génn ci situation yi nekk. maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di wax ne am na ay procédés yu ñu nekk di xalaat ak ñoom Seydou Bamba ak yenn yoo xamante ne ñun ñëpp la parce que nous tous on a l'esprit révolutionnaire, mais la révolution elle est une révolution pacifique. tubaab yi bañ ci bëgg génn dañ def révolution, mais ñun suñu révolution elle est spéciale. am nañ lépp, Sëñ Tuubaa jox nañu arme yëpp, bind na lépp ba fi xas day xolal macha allah lépp lañ ci defal. kon bu ñu tënkoo ci njàngaleem te téye ci lim nu fi bàyyil, kon ñun li ñu bëgg lépp dinañ ko am te dinañ am lii nga xamante ne moom la ñu bëgg muy le développement. li nekk ci suuf si bari na lool te lépp lu nekk ci feneen dana fa ba ñëw fii ci ñun, ndax defal na ko sunu borom. defal na yàlla loo xamante ne kenn mësu ko defal sunu borom tamit defal ko loo xamante ne mësu ko. le combat du lenn, la révolution pacifique ak Hizbul Haq. jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah.